man maa ngi tudd madame Fatou Bintou Diop maa ngi nekk présidente UGPM nekk la coordinatrice de la zone nord tey ñu ñëw fii ci Risso benn village boo xam ni c'est bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fondé tey UGPM waaye ci UGPM dañoo am partenariat wala dañoo bokk ci benn mouvement panafricain ki ñu tuddee ko nous sommes la solution ñun jigéen ñi ñooy saafara si fexe ba li nga xam ni moom la ñuy bay ñu di ko consommer surtout li nga xam ne si moom la ñuy bay ci sunu gox bi muy lan muy ñebbe muy dugub muy ñambi ak ñoom seen tey ji nag ñëw fii à Risso di ko fi def si pour xale yi ñoom ñi nga xam ne ay décideurs yu ëllëg lañu ñu mën a xam ni li nga xam ne si moom la ñuy bay ci gox bi mënees na ci dund gu mucc ayib. waaw ci consommer local bi tey yi ni favoriser mooy ñebbe ndax kenn ku ne xam na ni zone bi moom dañuy bay ñebbe lu bëri te xam nañ ko dañ koy consommer aussi ak ñambi parce que ñambi tam ci li UGPM di encadrer dafa am benn zone boo xam ne moom presque la nga xam ne si moo fa gën a ëpp ci lu ñuy bay mooy ñambi mooy arrondissement Méouane looloo tax ñu boole ko ci ndax comme UGPM dafa jaboote ñëpp looloo tax ñu boole ko ci pour wan xale yi ni leen li nga xam ne si moom la ñuy bayee fii ci sunu gox bi warees na cee mën a dund gu mucc ayib. defar nañu ci ngalax ñebbe defar ci caagri ñebbe defar ci croquette de manioc def ci tam salaatu ñebbe pour njaayee ni li nga xam ne moom la ñuy wax ay facteurs de production la maîtrise des terres la maîtrise de l'eau l'équipement et le financement tey dañ li nga xam ne moom la ñuy bay li nga xam ne si moom moo nu ci gën a yitteel mooy la transformation les unités de transformation bu nu ko amee rek amatuñu benn problème ndax une bonne production se consomme se conserve se transforme mais se vend bien li nu manqué mooy loolu beneen bi ci un financement adapté à cycle yoo xam ne cycle bi dafay mag le taux d'intérêt boo xam ne si dafay wàcc loolu moo ñuy permettre à ce que vraiment ñu jëm ca kanam jafe-jafe yi bari na bi nga xam ne moo ci gën a tartam mooy l'autorisation Fra li nga xam ne moo ñuy permettre ñu bu ñu transformer ñu consommer ñu jaay au niveau national waaye itam dañoo bëgg a ubbeeku au niveau international pour mën a gën a écouler suñu ay produits ndax gis nañ ko ci unité de transformation huile bi depuis 2014 la ñu introduire woon vraiment bëgg am Fra ba tey ji mënuñu am Fra loolu nag paradoxe la ndax état bi dañu produire leen te ñun bu ñu produire dañoo war a transformer dañ ko war a conserver wala itam dañ ko war a commercialiser te bu ñu amul Fra boobu autorisation Fra bi duñu ko mën a commercialiser loolu moom vraiment c'est une contrainte comme un obstacle boo xam ni état bi war na ci mën a addu beneen bi ci des les unités de transformation doyul ndax bu dee ci gerte gi la kenn ku ne xam na ni zone bi dañ koy tuddee le bassin arachidier kon gerte gi war nañ ko mën a transformer de telle sorte que ñi nga xam ni ñoom mënuñoo bay ñun ñoo leen war a bayaaleel kon ci gerte googu ñuy transformer ci la ñu war a dund waaye doyul beneen bi ci des dañu sikkal li nga xam ne moom la ñu tuddee huile ségal bi moo tax tey ñun dañu ni huile d'arachide raffinée ñun UGPM noonu la ñu ko tuddee puisque mot boobu dafa surchargé dafa galvaudé ba ñu baree bari bëgguñu ko ñu tudd ko ñun nag dañu tàggat jigéen ñi ci les normes ak les normes d'hygiène yoo xam ne da leen di permettre fi ñu koy defee mu doon foo xam ne fu mucc ayib la machine bi ñu koy defee tam doon machine bu mucc ayib ki nga xam ne moo koy def tam tenue bi muy sol doon tenue bi mucc ayib waaye équipement maanaam bidon yi mu koy def doon bidon yoo xam ne si mucc ayib la puisque bët mooy lekk daanaka bu gisee rek bu xemmemee rek amul benn problème te loolu tam vraiment dañ ci tàggat jigéen ñi à ce que ñuy def lu mel noonu soo gisee ñuy def lii dañoo defoon ay techniques de démonstration culinaire tàggat jigéen ñi wan leen ni leen suñuy dugub ji mën nañ cee def le couscous sénégalais ndax couscous marocain ngay dégg Maroc la ñu jóge waaye suñu dugub ji mën nañ cee fexe ba def ci lu mel noonu loo xam ni lu gën a mucc ayib mën nañu ko ci anam yu baree bari ndax revisiter nañu les recettes traditionnelles yoo xam ne amélioré nañu ko ba nga xam ni ku ñu ko jox ku nekk bu ñu ko préparé di nga ko mën a lekk ndax li nga xam ne moom la laaj lépp te jamono laaj ko dañ ko ciy def looloo tax ñu def porte d'entrée ci la cible mooy xale bi ndax xale bi lu mu bëgg rek yaayam bëgg na ko lu mu bëgg papaam bëgg na ko te ñii sont les décideurs de demain looloo tax tey ñu ñëw ci ñoom wan leen ni leen ëllëg ndax dañ ni gune du gune de ku ne la noonu la ku ne la dañ leen a bëgg a wan ni leen ëllëg bu ngeen doonee ay mag
ngeen bàyyi xel fii nga xam ne si mooy seen cosaan ak li nga xam ne si moom lañ fi bay ndaxte loolu tam dafa am solo ñu jaar ci xale yi pour mën a vraiment toucher la vraie cible mooy ci kër yi ndax jigéen ñi tam dañoo bëgg li nga xam ne moom leen di jàngal ñu di ko def ci kër yi puisque mënoo ni man kat damay prôner le consommer local fenn fu ne nga di ko fa wax te ku ñëw sa kër du fa gis cere du fa gis sànqal du fa gis dugub doo ko consommer sa waa kër duñ ko xam ndax bari na ci sunu kër yi tey xale yi boo toggee laax dañuy daw ni sama yaay day saraxe nga togg cere muy nekk un événement xale yi dañuy mel ni ñu yëngu kon nga xam ne am na lu xew te ñun ñii la kon bu xale yi nangootu la consommer lii kon ci ñun ñii la ñun jigéen ñi kon ñun jigéen ñi dañoo war a am beneen taxawaay boo xam ne si du doon bii. xam nga dafa yàgg ci ñun ndaxte sunuy maam la woon la tubaab bi naxoon ba mosal ko mu mujj ñu leen koy jox di ay subvention bu mujj vraiment mu doon loo xam ni ku xëy tey te lekkuloo ceebu jën da nga naan vraiment daanaka añuma loolu nag beneen fokk nu agir ci mentalité nit ñi pour wax leen ni leen lii nga xam ni moom la ñuy consommer te mu jóge nu ca biti laay wax de waxuma bi nga xam ne moom la ñuy produire fii au niveau de la vallée waaye bi nga xam ne moo ñu jóge ca biti te xamoo ñaata at la fa def ñu indil ñu ko vraiment war nañoo mën am ay alternatives vraiment pour contrecarrer ko puisque du loo xam ne vraiment dina jëmee sunu mbay mi fenn ci kanam puisque loolu importation boobu ñuy def dur yi dafay permettre à ce que li nga xam ni moom le président Macky Sall waxoon ni autonomisation du riz de la vallée muy PRACAS muy programme de relance boobu mu permettre ko à ce que mu atteindre ko yaakaar naa sax passé na xam naa ne du ko atteindre puisque li taxoon sax it nag ci PRACAS boobu moo doonoon da koo defoon ci vallée bi pour que ceeb bi mën a jëm ca kanam waaye dafa fàtte ni ñun ñii di kajoor yi bu nu bayee ceeb boobu foofu te ñun kajoor amuñu luñ ko jëndee ceeb boobu du jar kon li mu waroon a wax rek mooy prôné ko ci céréales locales yëpp pour permettre vraiment ñun ñu doon locomotive bi nga xam ne ñoom ñooy xëcc wagon bi nga xam ni moo def ceeb te jëm si kajoor kon loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax xam ni il faut que vraiment nous équilibrer les interventions puisque les politiques inadaptées dafay tax vraiment mbir mi du doon li nga xam ne si noonu la war a doone. ngi tudd Makhtar Fall dëkk Riso waaye di président groupement bi nekk Riso paradela yu itam ci laa bokk ndax sama njaboot ñoo ngi fi di leen bëgge di leen sant tamit di leen wax ni chef de village tam ndawam moo ngi fi jigéen ñi ki leen jiite ñu koy wax soxna Aïssatou Fall moo ngi fi ci ca gannaaw léegi nag li ñuy wax ci consommer local maanaam dundee li ñu bay loolu xëy na baatu tubaab la waaye mën nañ koo xàmmee ndax yàgg nañ koo dégg mu wóor ni nag loolu ba ñu ko waajalee yàgg na ndax alxuraan mu màgg mi dafay wax ni wa sax naa mina tayyibaatin dañ leen a wërsëgal wërsëg boo xam ne bu teey la te dundee li ñu bay ci lu teey la bokk ndax gàncax yàlla moo ko saxal kon dunde ko ci lu teey la bokk te it nag rawatina nag bi nga xam ne xam nga ko xàmmee ko ràññee ko boo noppi nag ràññee ko loolu daal bokk na ci li nga xam ne moom ñun dina leen ci fekk ñun fi fekk itam wuuf nañu ko yor nañ ko téye nañ ko téye ni wu rafet noo ngi leen ci soññ itam di leen ko bàyyiloo xel te di xam ne nag lu mënta ñàkk la ndax dunde li nga xam moo gën dunde la nga xamul dunde li nga xam ci la wér gu yaram bi soqi ko te ku wér am nga jàmm ku am jàmm ñàkkatoo dara waaye ku amul jàmm amootoo dara am na nag ay yeneen yoo xam ni bu dikkee ay produits la yoo xam ni mën naa am ay gan lay doon lu mu lay indil ordonnance bi bari dong loolu daal la ñu amoon ci yenn kàddu bu ñu amee lu ñuy laaj itam te fekk mu méngoo ak ñun mën na dugal ci loolu léegi xale yi mag ñi ñoo leen di omat ndax booy nag tey li ñu bëgg mu doon ko mooy magum ëllëg ñoom ay pépinière lañu dañ leen di jëmbat waaye dañ leen di suuxat fexe bañ am wér gi yaram ñu mën a taaw réew mi bu ëllëgee di xam le ne nag ku góor ak ku jigéen ñoo ci yem ndax góor baax na jigéen baax na ñun suñu njaboot ñooy suñu lépp ñun tam ñooy seen lépp dañoo bëgg nag ëllëg wóotu mënta ñàkk waaye ñu wóotuñu woo xam ne fi ñu yem tey fi la ñuy tàmbalee ñoom yéeg jëm kaw. man maa ngi tudd Mapenda Fall nekk directeur élémentaire école Ndiane Dëkku di daaray diggu tout tànk yi nga xamante ne si tey ñoom la association
union UGPM ñëw fii tey di mandargaal si je peux m'exprimer ainsi benn projet bu ñuy wax maanaam bi ñuy wax nous sommes la solution maanaam ñun ñooy jeexal ji bu ma ko mënee tekki jox tamit wax ne ñun ñooy dakkal jafe-jafe yi waaw bu ko defee kon mu nekk bëccëg boo xam ne tey dañ ko yàkkamti woon ngir am solo goo xam ne am na ko solo. lan moo tax ngeen taamu ci xale yi. waaw dañ ci taamu xale yi ndax dañu gis ni xale bu fekkente ni si dafay ñëw di jàng si te ndekkiwul wala lekkul lekk bu baax loolu dafay indi ay jafe-jafe maanaam ci li ñuy wax intelligence am maanaam du mën a xalaat ni war a xalaate donc bu ko defee yu mel ni dafay am solo trop dafay jàppale jàngalekat yi te bu jàppale jàngalekat yi jàppale na élèves yi jàppale na aussi parents d'élèves yi kon ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax. waaw consommé local bi am na solo trop ndax liñ ciy dépensé liñ ciy ñàkk ci xaalis du bari ndax maanaam comme ni nga ko waxee ay produits la yoo xam ne fii lañ koy bayee ñoom xëy na sax daanaka mën naa ne ñoom ñi initié ñu def bëccëg bi ñoom daanaka mën naa ne ñoom ay ci waroo la ñuy liggéey ay baykat lañ ñoom ñoo koy bay di ko transformer donc kon mu doon lu am solo loo xam ne dañuy wane ne jërul ñuy jëggaane li ñu am fii buñ dooleelee ñu koy def te ñu bëgg ko rek mën nañ cee defar lu nekk. Mapenda Fall laa tudd di président groupement bu Ndia ñu bokk itam groupement Ndia bokk UGPM ñu nekk membre de l'UGPM itam depuis 1987 kon sunu ànd yàgg na mais bi ñu demee ab diir bu yàgg dañoo dem ba yàgg ñu gis ni am nañu jafe-jafe ndax ay baykat lañu union des groupements paysans de Mékhé doon kuréelu baykat comme ay baykat lañu li ñu doon bay daa mujjoon di tës suñu loxo muy dugub ji ñambi ji ñebbe ji lépp ci boobu ci la ñu fexe woon ba taxawal en 2003 ak ay partenaires yoo xam ne amoon nañ fi doon commencé di def ay formation ci ak i concours culinaire ba at yooyu yëpp ñoo ngi ko doon def di koy def waaye ak ni nawet yi demee tax at yi xawoon na am tuuti gàllankoor ren nag ñu gën a xoolaat xamaat ni kon jot na lépp loo xam ne doon nañ ko liggéey ngir gën a consommer local ñu gën cee taxawaat ñu ànd ak kuréelu jigéen goo xam ne ñoo nekk ak ñun ci biir UGPM ñu koy wax nous sommes la solution doon ay jigéen yoo xam ne itam gaynde lañu te seen taxawaay rafet ndax ñooñu ko jiite Fat Bintou mi ko jiite moo jiite UGPM mooy présidente UGPM ensuite nekkaat présidente des femmes du CNCR ensuite amet ay yeneen ndomba yoo xam ne am na ko kon yu mel noonu su amee tey jii bu nu tànnee doon ko defee ngaay def ko ci école yu bari bii yoon ñu ñëw Ndia dañ koy rafetlu lool parce que Ndia ak Riso mel na ni ay cheikh lañu kon suñu tànnaatee Ndia ak Riso defee ko fi mais réellement lu ñu kontaan lay doon di remercier Fat Bintou ak équipe bi nga xam ne moom la àndal ak équipe bu UGPM bépp di sant itam waa dëkk bii ndax taxawaay bi rafet na depuis ce matin ñu ngi fi tey day àjjuma am ñoo xam ni mag ñi mujj nañ dem ci jàkka ji ci jumaa ji pour waajal jumaa ji waaye ñëpp amoon yéen fekke ko di leen sant yéen itam journaliste yi parce que am na si ñoo xam ne yàgg nañoo liggéey ak UGPM te itam seen ànd ak UGPM toujours day rafet kon daal seede leen ni am nañ cant gu wér xale yi itam li tax ñu gën leen a joxañ xale yi ñooy doon lépp ëllëg kon war na noo xam ni tool yi nii dem ak leneen li muy dem am na njëriñ loo xam ne mën nañ koo jëriñoo te déet ñu am benn jafe-jafe lu boobaa bu ñu ci gën a jàppale seen i waajur day tax yëf yi gën a yomb loolu moo tax ñu ne nañ choisir école yi ñëw ci su ko defee Fat Bintou lu ci manqué dina ko complété sant nañ ñëpp sant équipe bu UGPM bépp sant itam groupement bi ak groupement yi yëpp itam di sant ñëpp bu baax. Moi je m'appelle Momar Kandji. Voilà, je suis le directeur de l'école élémentaire, donc Biram Dieye Issa Ngoné Fall de Riso. Voilà, nous dépendons de la commune de Koul, donc de l'arrondissement de Mérina Dakhar et du département de Tivaouane. Bon, le consommé local à l'école primaire, je pense que c'est une aubaine. Donc c'est quelque chose vraiment que nous saluons. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude
donc de faire ça. Et j'ose dire que ça nous a pris au dépourvu, mais c'est quelque chose que vraiment nous devions beaucoup préparer parce que je sais que c'est d'une grande importance. Parce que consommer local actuellement, donc c'est un moteur de développement. Donc ça favorise donc l'exploitation, mais aussi ça favorise l'économie donc des populations. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on devrait améliorer. Donc je dis que c'est quelque chose qu'on devrait prendre pour tous les jours, quoi, sincèrement. Effectivement, ça peut passer par les enfants, parce que les enfants donc, sont des vecteurs donc, de sensibilisation. Parce que à l'école, donc chaque parent est représenté ici par un enfant. Donc si, par exemple, le message passe chez les enfants, à coup sûr, donc les parents aussi seront bien informés. Mais néanmoins, si par exemple on pouvait organiser d'autres journées de sensibilisation donc à l'endroit des parents, aussi je pense que ce serait meilleur.